asalaamaaleykum mbokk yi safoo seetaan Guédiawaye TV commune bi ñuy wax Ndiarème Limamoulaye maire ba Baydi Seye présenté na candidature am fii ñu jëm ci élection yi ñu jëm ci 2022 moom maire ba yëkkati nay kàddu wane mi ngi maintenir pour mën a jiite commune bu ñuy wax Ndiarème Limamoulaye seen coordonnateur ba nga xam ne moo fa nekkal APR muy Abdou Sall yëkkati nay kàddu validé candidature maire ba Baydi Seye duñ def lu dul ñu teewlu seen i kàddu ci micro Mame Gor ma ñu fa teewaloon. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. بولو متدمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu ngi yëkkati sunu nuyoo di ko tofal ci ginnaaw nuyoo sunu sang bu tedd bi di sëtu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Haydara bu Chérif Thierno Maki mi nga xam ne léppi Thierno Bachir la jotaay bi am na yaakaar ba noppi moo tax bi nga nee nu ñaan te ñu am yaakaar ci li ñu ñaan yàlla defal nu ko nañu ko jox Chérif. Monsieur le maire Baydi gañe nga ba noppi incha allahu taala. di nuyu ci ku nekk turam ak santam xanaa bu ñu limee fii dañuy fanaan dañuy njëkkante nag ak waxtu wi ndaxte am na imaam yi fi nekk yi nga xam ne dañuy jiite timis te timis li ci des bariwul kon li ñu war na wax lépp daanaka dañu koy junj rek. di wax ne dañu jël nuyoo bi teg ko ci loxo Baydi Seye responsable APR tey defe naa ne wax ji dina saafaanoo tuuti ndaxte monsieur le maire monsieur Baydi Seye laa doon wax waaye tey dama naan responsable APR ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu jàllale ñu ko képp koo xam ne toog nga fi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo imam Moussa mu jàllale ñu ko ci imam yëpp. di wax ne lim fi ñaan yàlla ko suñu borom nangu di ñëw nag di indi tuuti rek loo xam ne peut-être nit ñi dañ ko fàtte wala rajo yi wax fàtte ko defe naa le 30 juin 2014 la fi Aliou Sall ñëwoon Baydi di def meeting de ralliement pour ñëw APR. Aliou Sall jël Baydi Seye responsable APR monsieur le maire Baydi Seye ñëw teg ko suñu loxo teg ko ci loxo APR pour boobu def naa li ma waxoon fii def naa léegi mu mat juróom-ñaari at mais kenn fàttewu ko depuis boobu ba léegi nag def naa ne dara jógu ci chaque jour bu xëyee muy gën a yokk defe naa ne Baydi wax ci moom APR dina yomb du Abdou Sène ma APR Ndiarème Limamoulaye Baydi bi mu duggee APR ba léegi chaque jour que Dieu fait mu def plus ci APR ndaxte defe naa ne lii may wax donte le coordinateur départemental toogu fi mais dina dégg samay kaddu ndax lii moo ko waroon a évaluer ndax moo ñu dénkoon nit nag boo ko dénkee ba ñu war a évaluer dafa war a toog déglu li ñuy wax ci Baydi li tax bu war a nekk candidat APR. lu ma sori mu ne ma foo nekk ma ne ko may mu ne ma ñëwal indiwaat naa gan ma ñëw mu ne ma kii mooy sama responsable kii mooy suma coordinateur parti bi ngay dugg moom moo ko jiite Ndiarème Limamoulaye kon dama la koy jébbal nga téye ko waaye du téye kese de saa yu génnee mu dee ma ne ma saa yu kenn ñëwee ci yow koo xam ne man maa ko andi
wala keneen koo xam ne dama ko fee fekk su amee problème mënuloo ci dara yebal ko ci man lu ma ci mën ma def ko. le coordinateur face ak maire am wala ak responsable APR am di wax ak moom di ko def candidat loolu def naa ne du bari ci département wala au niveau national. loolu nag moo ko liggéey loolu moo ko liggéey. li tax ñu soxlawaat ko dafa woddu mbalaanum sutura imaam yi kii dañ koo soxlawaat li tax ñu soxlawaat ko mooy 72 daayira juróom-ñaar fukki daayira ak ñaar nekk ci commune Limamoulaye Ndiarème kenn musu leen boole fii ci maire bi kenn musu leen bàyyi xel ci commune bi bu ñu mus waaye lii nuy seede xam nga ni yaa ko jëf commune bi xam na ni yaa ko jëf. su ma jugee ci nuyoo yooyu mënuma def lu dul nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy les responsables politiques bokk ci mouvance présidentielle élargie di soutenir le président de la république fii si Ndiarème Limamoulaye mais nuyoo yooyu dama ci beral loxo ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokkoon waa Dekkal Ngor di jël nuyoo boobu yëpp di ko teg ci loxo yi coordinateur communal muy monsieur Abdou Sène di ko jaajëfal di ko sargal lu wér a wér a wér di ko ñaan moom tamit mu am wérgu yaram ak gudd fan ba ñu mën a am njëriñ ci lii nga xamante ne moom mooy xam-xamam politique. et pourtant lépp li collectivité locale di wër ci en terme de services sociaux de base yàlla def na am nañ tey yàlla def na am nañ foyer des jeunes tey yàlla def na am nañ maison des femmes tey yàlla def na am nañ maison des handicapés tey yàlla def na ñu am ndox am courant am ay tëli am poste de santé am maternité te loolu suñu nitu démb yi ak suñu nitu tay seen taxaw temm boobu moo tax ñu am loolu yépp te loolu mënuñu fee taxaw en tant que ay ndaw te duñ ko tudd yàlla def aussi ñu am li nga xamante ne moom mooy case des tout petits am ay école élémentaire am ay lycée am université loolu yëpp ci benn commune kon donc ñun mënuñoo jàpp ne ñun dañoo ñàkk déedéet ñàkkuñu parce que bépp collectivité locale bu nekk ci Sénégal lii nga xamante ne moom lañ am ñoom loolu la ñuy ñaan yàlla am te loolu dafa am ay nit ñoo xamante ne ñu taxaw di ko xeex te loolu suñu papa Mamadou Baydi Seye da cee bokk te loolu dañ ko cee war a tàcc bu baax a baax sargal ko ci loolu bu baax a baax a baax te loolu askan bi dañ koo war a xam tamit. Malick Ba président section Ndiarème Limamoulaye bu LDR Yeesal comme ni ko sunu frère Youssou Mbaye ñu ngi féliciter le maire Baydi Seye parce que démarche bi dafay démarche bu démocratique bu loyal sérieux ndax il pouvait bel et bien dire que man maay maire sortant sama mandat jeex na soxlawuma may woo benn parti politique man damay élection wala mu ànd mais comme ni ko Youssou waxee defeewul noonu dafa woo parti yëpp ci bureau en concertation ñu waxtaan defe naa ne démb ci la muy Mamadou Diagne Fada mu ne ma Maodo bu ñu la defee porte-parole du jour na nga ko jël et sans concertation ils m'ont fait le porte-parole du jour kon montre yu baax yi ñoo bokk heure kon may wax ne la grande mouvance présidentielle de Ndiarème Limamoulaye porte monsieur le maire Baydi Seye est notre candidat pour les élections du 23 janvier 2022. dama suma xol moo xaw a fees ndax waxtu bi dafay waxtu bu doy waar ndax nga dëkk ci dëkk ànd ak say nawle ñu jël la dénk la destiné commune bi ma ànd ak ñoom ba tey ñu ngi presque ci juróom-ñaari at ñu war a delluwaat ñoom ñu wooma ku ci nekk parti boo nekk ak foo mënta nekk askan wi ak ñoo xam ne kenn xamu leen ci politique kilifa diine yi kilifa aada yi waa marché yeeg ñëpp ku ma ci wéetal wax wala ku ma téléphoné wala ku ñëw ci man ñoom ñëpp ñu àndandoon ne ma dañoo bëgg nga jiite liste bi pour mu nekk suñu candidat pour un deuxième mandat
loolu ñu ma defal liñ ma defal dama ciy sant wéyjur yi ma ginnaaw ma sante yàlla mais damay sant wéyjur mais sant leen parce que li ngeen ma dénk ku ci nekk yaa ma ko dàq def la preuve c'est tout le conseil municipal réuni ñoom ñëpp ñoo ma jàppale ba ñu egsi fii Njaareem moo gën a tuuti ci commune du Sénégal sànq waa COJER wax nañ ko mais Njaareem li ko yàlla dimbali mu réaliser ko benn commune mënu ko réaliser kon ñun Njaareem dañu ànd ak ndimbalal yàlla mais dañoo bokk ndey bokk baay Njaareem ngay ñëw doo xàmmee benn parti sunu am fii kenn xamul kenn bokk la preuve jotaay bii ñu toog tey ay conseils municipaux ñu ngi fi ñoo xam ne bokkuñu sax parti mais ñoom dañoo décider ànd ak ñun ñu àndaloo ci combat bi ñu dëgmal pour intérêt Njaareem Limamoulaye parce que li ma waxoon laay waxaat dama ne nañ fexe am ngërëmal yàlla mais ci kaw ñu am ngërëmal askan bi noonu la ñu doxee depuis 7 ans di ko doxee te moo nu jig nit lu ko jig du ko soppi kon dañuy ñaan yàlla mandat bi ñu dëgmal muy 2e mandat bi ñu war ko xëccoo le 23 janvier yàlla ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu fekke ko tal ko yàlla kattanal ñu mais ñu gañe ko gañe bu set 8 bu leer nañ pour njariñu askan bi yàlla téye ñu fi barkeel Njaareem guddal fan ñu fi nekk ñëpp te doolu ñu xéewal ak sutura yàlla ki yàlla defal Njaareem Limamoulaye alalu yàlla la dénk nañ ko yàlla dénk nañ ko suñu bopp dénk nañ ko askan bi yëpp kon maa ngi leen gërëm sant leen man ak képp ku ma xam ak képp ku tax ci man mu nekk fii mu nekk feneen moo xam Waalo moo xam feneen Sédhiou fu ñu partout képp ku ma xam ci Sénégal ci àdduna ci seen tur maa ngi gërëm askan Njaareem Limamoulaye parce que fii dëkku dox daje la bokkul ak Waalo gu ma jógee ku nekk xam nga fa moom mais fii moom ñëpp fi dox daje ku nekk ñu yem fi cër ngeen sumbi seen cër yéen ñëpp depuis 7 ans ci conseil municipal bi mais tey ngeen summiwaat seen cër yëpp Cheikh Ndongo Baye Fall vraiment ngeen ne ma Abdou Sène kaay jiitu nii te li ngeen ma sant yéen ma ko dàq fop bu dee falu maire wala nekk maire wala liggéey comme maire Ousmane Kat yéen ñii ànd ak ma nekk suma ginnaaw ba ci xale yi nga gis tey yéen ma ko dàq foofu mais ku nekk dafa suñu dafa fàtte boppam dama ne kaay nga jiite yàlla leen yàlla fay mais yàlla yàlla defal ndam yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar man daal ngeen jàpp ne la ma daan wax laay waxaat man daal seen jaam laa jaamu askan wi la yàlla yàlla barkeel lépp yàlla na yàlla sàmm kon nag ah sëñ bi liggéey bi tàmbale na fañ ñu ko joxe ñu nangu ko liggéey bi tàmbale na kon nag yéen a ci des Mbàkke Balla yéen yaakaar tey yaakaar leen ëllëg kon nag li ci war xam ngeen nañ ko def yàlla gën a jubale askan bi ñeneen ñi nga xam ne nag ay candidat lañ ànd naa ci parce que ku nekk citoyen ci Njaareem am nga droit nekk candidat mais man benn appel rek laay lancé mooy ñi nekk candidat te jàpp ne war nañ ñëw ñu àndandoo liggéey nañu ñëw fekk suñu ñu àndandoo liggéey parce que liggéey bi du liggéey bu ñu yóbbu suñu kër liggéey askan bi la kon ku nekk war na mën a ñëw ñu àndandoo ci Njaareem liggéey pour askan bi te ñu fàtte suñu bopp loolu daal laay ñaan ku ne Aliou Sall dafa waroon ñëw moom moo waxoon ni moo koy présider maa ko jot mu wax ma ko sëñ Aziz Mbacké bi Aliou Sall dafa ne woon na ko jël si mu ngi koy woo jotagu ko man maa ngi koy mais dafa mel téléphone bi dafa xaw a sonné dafa sori fi mu nekk noonu ni muy sonné dafa mel ni Aliou dafa xaw a sori voilà dafa sori fi mu nekk dama ragal dafa nekk ci tournée kilifa gi mais moo décidé woon ñëw te xam naa ne bu ñu paree lii dina fi ñëwaat Njaareem nuyu si leen fekk si leen parce que lii mu rate ak Aliou ni mu bëggee programme ak lu xumbaay bi am Njaareem ak jàmm ji am Njaareem jombul am feneen wante yàlla ko def ci département bi yëpp parce que ñun li ñu ñaan mooy li ñu réussir fii yombul monsieur le coordinateur mais ñu fexe ba réussir ko kon dama leen di invité ñun ñëpp aussi bu nu mënee jàppale suñu yeneen mbokk yi communes yi ñu jàppale leen ba lu fay difficulté ñu àndandoo aplanir ko parce que ñun ñëpp dañoo war a nekk benn bokk ndey bokk baay pour intérêt parti bi mais surtout pour intérêt président desal ñu dara kon mbokk yi maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp donc Audio Jungle.